kay dinaa bëre ak moom ndax champion la man dàquma kenn barki Seydina Mohamed ay kii maa ko rawuma kii wala kii promoteur bu ma seet si ni ma mbër bii ñu déggoo ci prix dama koy jël bëre ndax xale laa te làmb mooy suma métier te yaakaar naan defaguma ci làmb loo xam ne tey war naa taxaw naan maa raw diw di aj samay mbagg déedéet xale laa ci ba tey. jàpp ne day yàq làmb sax ay maa raw kii waruma bëre kii ku nekk di ut yoon. ku nekk ak li nekk ci boppam parce que gars yi parfois dañuy liir mbër xam ni fii yombul ñu moytu foofu làmb loolu da cay am léegi de gars yi boo ñëwee esaat indi doole indi lépp mbër buñ dugg sa kër ni ko diw ay mboqam sax dinañ ko wokk xam. tey jii nii yàgg général bu Malika tolloo ngeen gabari tey buñ leen tëggaloon combat di nga ko bëre yàgg général ndax tey jii yéen ñaar mooy loolu làmb ju neex la. non général gis nga pël làmb dafa sew te man way wuy këpp gaal duma ko way ci tefes général champion la général man mii ànd nañ man ak moom muy xeex ak ay nit ma làq ko sama ginnaaw xeex bi duma wax nag ban tur la mais moom su ma déggee dina xam li may wax li ko waral xam nga lan la man du ma sëkk jëf Pikine rek laa gëm bi mu nekkee écurie Falaye Balde général sama gaañ la nii dañ doon contact di def lépp bu ama amee combat bu daan bëre lu nekk laa ciy daj kon tey moom bu demee ba ay nit ruux ko naan ko soq nii mu ciy développé man du ma ci développé te ruus naa loolu sax parce que ay grand frère am ak ñëpp samay xarit lañ général man dama doon tëgg samay mbapat sama 72 heures yi may tëgg Pikine chaque at maa koy woo téléphone mu ñëw bëri si jël ko maa koy jiitalal nag bi ba mu yegg fi mu jëm kon kooku tey moom bu fàttee loolu man du ma fàtte loolu te làmb day jeex suba mun nañ dajawaat te dafa war a rafet général gënumaa capable ci dara munuma ëpp dara ci làmb maa ko gën a xajam junni yoon mais général munumaa tax a wàcc sama yoon dama koy xamal ni ko champion la adversaire yi bari nañ ci làmb Sokh du sa adversaire parce que dafa am loo leen dund démb na bàyyi yooyu muy def ak ñi koy ruux naan ko nii parce que bu dul dara Ama Baldé laa koy xoolee fa la nekkoon te dafa bëgg Ama te man ak moom dañoo bokk ki ñu bëgg tey buñ doon bëre man ak moom fu Ama di taxaw kon am na yoo xam ni kenn du ko ñoddi. sa revanche ak Pambaay. kan Pambaay non làmb li ma lay wax rek dafa am lu ciy xew saa su nekk. comme lan. Pambaay champion la bëre nañ yàlla dogal ma am ndam ci kawam mais ñaanatuma yàlla làmb boole ma ak Pambaay. bëri dañuy faral di wax naan bu la nit daanee da ngay dem jël revanche bi yow tey ñi la daan bëggoo ñu jox la sa revanche. mun naa bërewaat ak sax ñi nga xam ne daan naa leen ay ati at mais Pambaay dafa am lu tax te bi may bëreek moom billaahi wallaahi su ma xamoon ni moom cadre famem noonu la demee du ma bëreek moom ndax li ma la wax sànq la. yéen a bokk maanaam. déedéet bokkuñu dara. lan la ko maay la sant man jaata laa sant comprendre nga mais dama am lu ma xam ci moom lu bari ci ni mu mel ci ay parents am ma xam lu baree bari ci vie privée am te bi demee ba suma combat ak moom des ay 2 semaines laa découvrir loolu yëpp ci Pambaay barki Seydina Mohamed Pambaay bi may bëreek moom yërmande laa bëreek moom comprendre nga mu bëreek moom ba pare man personnel maa am ndam ci kawam maa ko jàpp cadré ko 90 minutes muy génn saako yi ba ma am ndam ci kawam taxawul ñu bëri te moo dàq bëri ci ñu booy yi ci làmb comprendre nga kon Pambaay ragaluma ko ëpp ma doole ëpp ma dara ci làmb mais man xolu jullit laa yor te am na loo xam ne su ma ngor mayuma ko Pambaay làmb dootuma booleek moom ci àdduna. vie privée boobu nga xam ci moom. waaw du koo xam ne tey damay dem këram muy ñëw sama kër du koo xam ne tey am na leneen lu ñu boole luy wàllu àdduna mais man maa am lu bari lu ma découvrir ci moom suma xol ak suma ngor mayatuma may bëreek Pambaay. maanaam boo taxee ak moom daa war a bëreek moom sa yaram sa xol du nangu daal nga bëre. bu cadre war a bëri sax nii buñ daje woon ci mbedd rek man dama am lu may yëg ci Pambaay waaw. jamono ji noo gisee la en tant que mbër te nga wax ma Sokh gi fan la jógee Sokh tur yi bëri nañ nga indi Sokh bi lu mu doon. Sokh waaw loolu bi may fubal nawetaan la ma doon fubal nawetaan xam nga rek am nu ma mel ci terrain rigueur beeg yooyu xam nga te man maa ko doon tooñe sax damay gaañ nit ba pare naan Sokh rek di jug di xam nga di def comme affaire jeunesse rek tam benn mot di ko wax dem bañ ma koy woowee dem ba ma dugg si làmb ji tamit tuddee sam bopp Sokh loolu mooy indi Sokh bi. naka nga gisee làmb jamono ji. làmb mu ngi dox de làmb amul problème xam nga lu tax problème am déglu naa sama papa Max Mbargane wax ko te loolu dëgg la.
mbër yi ñoo bari mbër yi ñoo ëpp journée yi te dëgg la mbër yëpp mënuñoo bëre ci benn saison ku ci am chance su bëre ci benn sante ko suñu borom ba bërewaat ñaar parce que mbër yi dañoo bari te mbër boo ci tëgg rek làmb fees guddi yi. mais tamit est-ce que jàppoon ne date yi sori yi dama koy faral di wax chaque jour jàppoon ne date yi sori yi ay 1 an ay 6 mois loolu tamit mbër est-ce que di nga ci bëre ñaari yoon ci saison bi. loolu la ñuy jooy nag billaahi wallaahi muy Balla Gaye di Modou Lo ku ci sañoon doo génn ci 2 mois te bëre woo. est-ce que nekkul ne loolu mooy yoon. loolu mooy logique problème bi yëpp foofu la nekk tey Eumeu Sène Modou Lo ñaata mois lañ ko préparé Balla Gaye Modou Lo ñaata mois lañ ko préparé comprendre nga. Gris 2 Reug Reug. loolu mooy problème bi te da ngay dem ba dootoo xam fi ngay taxaw parce que Gris 2 ak Reug Reug ay ndaw lañ nekkuñu fi mbër yoo xam ne tey war nañoo mën a préparer ay combat 1 an wala ay 6 mois comprendre nga man mii dal na ma sama combat bii passé nii rek ñaata mois laa ko préparé tey maa ngi nii ñii naan dina bëre ñii naan du bëre te ay xale lañ ba pare ay xale lañ nekk ay responsable ñun bëre rek moo ñu war man bu ma sañoon chaque dimanche ñu ngem ma dem bëre ji ba keroog may bàyyi làmb. fan nga teg sa bët ci ñan. bari na. comme ñan. champion yee ngi fi man mun naa bëre ak ñëpp ci làmb parce que. waaw ñan nga bëgg a bëre yow jamono jii ñan ñoo nekk sa xel bi. léegi ma wax la ñetti combat yi te vainqueur bi laa soxla ñetti combat yi Reug Reug Gris 2 vainqueur bi laa soxla Coen si Diène Kairé vainqueur bi laa soxla Marley Boy Bawol vainqueur bi laa soxla ñetti combat yooyu laa visé te ñoom laa war a bëreel du cadre da dama bëgg a bëreek ñoom wala ñu doon ay xale yoo xam dara daa nekk ci ñoom te nekkul ci man mais xam naa ne man pour combat bi ma bëgg pour bëreek champion yi ñett ñooñu laay bëreel ku daan. léegi loo mën a wax ci combat Gris 2 ak Reug Reug. 50-50 la ku jàpp ni yaa mën billaahi di nga daanu ñibbi Gris 2 lu mu mën Reug Reug mën na ko Reug Reug lu mu mën Gris 2 mën na ko amul kenn ñetti combat yi ma lay wax nii amul kenn ku ci mën a jaay sa morom dara wala kii naan la kii moo ëpp lii amul du bëre bi la ñuy ëppante Gris 2 poids lourd la mën a bëre mën a xeex ñi naan mënul bëre dañ ko xamul Gris 2 dafa mën a bëre Reug Reug génération am kenn dàq ko ci bëre te am na kàttan car macha allah mbër la munul Gris 2 munu ko jour boobu xam nga lan moo fay am ki yàlla àndal mu daan ñibbi waaw. ñu dem si Eumeu Sène roi bi ak ki nga xamante ne mooy Modou Lo xale parcelle bi ñoom ñaar tamit boo ma doon wax loo may wax dañuy waxtaan ci làmb nag du ay Eumeu Sène fii la dëkk ci cadre làmb laa bëgg nga wax ma. ci cadre làmb laa lay wax man du ma wax ci cadre ay damay far su may far dama naan la Eumeu Sène yàlla na ko yàlla may ndam te loolu laa koy ñaanal guddi ak bëccëg suba ak ngoon parce que Eumeu Sène Modou Lo bu njëkk ba musuma xëm ci àdduna combat boobu laa musa xëm maa ngi koy wax keroog booy di ma ree. Modou day wax naan Dakar du saf ñaari. waaw mun am na ci droit parce que nit ki moom boo leen bëree nga daan ko maanaam da ngay jàpp ni yow sax nooy neex la rek foo ko fekk da nga koy jàpp Dakar du saf ñaar. waaw Eumeu Sène moo war a wax Dakar du saf ñaar yow. déedéet Eumeu Sène du wax loolu de xam nga lu tax Eumeu Sène du ko wax Eumeu Sène fu mu toll nii xam nga lan moo ko war te mu ngi ci nekk ci ruqam xam ne combat àdduna lay bëre. combat bi du yomb de xam nga loolu. pour lan muy yomb Eumeu Sène bi ko Modou Lo daanee ci lendemain bi ñu defee face to face bi la Eumeu Sène ni yat bi ku ma ko dóor di nga ma ko abal te yàgg dina ma abalaat yat bi te ba mu koy wax kenn jàppul woon ni ñoom ñaar dinañ dox ba làmb boolewaat leen ci jamono jii comprendre nga Eumeu Sène damaa toog këram mu ne ma soq ma ni ko naam mu ne ma Modou Lo daan na ma nangu naa ni daan na ma waaye Modou Lo su daanu woon 15 fois ci làmb man ma daan 15 combats tegale ko buñ ma joxee Modou Lo dama koy jël. mais loolu mooy yoonu làmb. waaw moom du yoonu làmb parce que nit ki mun na la daan. ku ma mbéj ma xët la. waaw moo tax man la nit ki mun na la daan ba pare gis nañ ko fi ba taay mbër daan mbër ka nga daan romb la di dem ba yow ngay wëraat ci média yi naan diw nañ ma ko jox te yaa ko daan mais Eumeu Sène daf ma ni Modou Lo bu tegale woon 15 défaites ma tegale 15 victoire bu ñu ma joxee Modou Lo ma jël ko parce que xam na ni combat boobu mooy li tilimal carrière am ci làmb. léegi lan nga ma mën a décortiquer. li ma ciy décortiquer mooy bu arbitre sifflé Eumeu Sène dina dox ci kaw Modou Lo jàpp ko jëlee ko fa faj meram dem yoonam man loolu laa gëm de. waxul waxi làmb daa far Abou dafa far waxul waxi làmb.
waaw man bu ma faree sax war na parce que. xam nga man xam naa ne Pikine nga dëkk Sokh kenn naatablewul ne Pikine la dëkk tey jii di xam nga buñ lay laaj ndax Eumeu Sène ak Modou Lo Eumeu Sène nga faral loolu mooy dañ laa yab mais ñoom ñaar. déggoo li ma la wax buñ doon fanaan fii maag yow dama gëm ne Eumeu Sène dina ko duma saaxi ko daan ko dem yoonam Eumeu Sène mooy roi des arènes te roi des arènes ku ko nekk ci làmb amelatoo nit ñi dara xel mu dal ngay bëree ci làmb amatul benn pression ci làmb. waaw ñu côté ko ñu jàll ci ki nga xamante ne mooy càppaacoli bi ak Lac de Guiers 2 doomu géejawaay boobu ñaar ñooñu tamit lan nga ma mën a wax gars yi nee nañ ñoom ñaar ñëpp ku nekk da ngay défense dañoo défensif ñii ne duñ ku nekk da ngay taxaw di cons léegi lan nga ñu mën a wax ci sa mbër ki nga xamante ne mooy Boy Niang. boobu moom du ma ci far xam nga lu tax du ma ci far bu ma ci faree après mun naa am lu ma métti. lan moo tax. xam nga lu tax dégg nag laa bëgg Boy Niang dama koy ñaax conseiller ko pour tey su fekkonte ni Sokh moo yor ndogalu Boy Niang mooy maanaam combat bi bu ci doon def 100 na ko def 10 000. lan moo tax. xam nga lu tax combat la boo xam ne tey dëkk lay bëreel mu ngi doog a bëreeg dëkk Boy Niang yaa ngi doog a bëreeg dëkk parce que seen communication mbër yi nga dégg ñu def communication ci combat boobu yëpp mooy que ni ñoom ñëpp ku ci nekk li mu xam dina ko def pour Lac de Guiers daan la ñun waa Pikine ñu ngi ci ginnaaw Boy Niang tey ñu ngi ci ginnaawam suba ñu ngi ci ginnaawam gannaaw suba. man ba tey Sokh li ngay wax waxuma ko de dama ne la. gis nga man non déedéet man ba tey waaxuma la de mais yow man li ngay wax ni ay man yëpp yi ngay yëpp Boy Niang man waxuma waxi yëpp bi ngay jël nga teg ko ne jour buy bëre ji nga yëpp ko dama ne la Boy Niang ak Lac 2 laa la wax ñoom ñaar boo ma doon wax ñoom ñaar seen qualité bëre lan nga may wax. Boy Niang dàq bëre Boy Niang moo dàq bëre. parce que Boy Niang Pikine la dëkk. déedéet li Boy Niang bëre ci làmb Boy Niang li mu bëre ci làmb ci ay kele Lac de Guiers bërewul cerce bi. non bu ko waxat. Boy Niang li mu bëre ci làmb ci ay kele Lac de Guiers bërewul cerce bi loolu làmb yëpp xam nañ ko du cadre far wala. làmb yëpp nee nañ bëre mbër boo munta rasu doo xaar doo calculer mënoo bëre te lépp a ngi ci Lac de Guiers. farax Boy Niang nag bu mu tax nga wax li nga xamante ne mooy logique gu làmb nañu wax logique gu làmb la ñuy wax mais Lac de Guiers moom ku taxaw ne mënut a bëre wala diwoo ko dàq bëre loolu wax ju yàqu la. Lac de Guiers ñi ko dàq bëre ci làmb. est-ce que xam nga moo gën a néew defet ci mbër yi amul benn mbër boo xamante ne daan na ko fi jaaxaral ngembam amul ci àdduna ginnaawam laal suuf. déggoo ma ne la keroog maa ngi koy wax ci benn émission ma ni Boy Niang mu ne ma naam ma ni ko bul fàtte ni Lac de Guiers 2 benn mbëru ko daan ci làmb muy Eumeu Sène. te sax est-ce que leer na. te Eumeu Sène lim daanee Lac de Guiers 2 da koo nax daan ko premier combat ba daa ñëw dëggal boppam ñu bagaar ñoom ñaar bagaar bu métti dem ba Eumeu Sène bëgg a jeexal combat bi te mënatu koo jeexal deuxième bi biñ ñëwee Eumeu Sène da ko nax ni ko boo taxawee dinaa la duma yu métti soog laa daan Lac de Guiers ni ko bu ma arrière sama benn tànk ci ginnaaw nañ jël sama reliquat def erreur de communication avant arbitre sifflé Eumeu Sène ni nii mu yaakaar ne loolu la Eumeu Sène di indi Eumeu Sène ni xóob jël tànk bi dëj ko mu toog nax weesuwul lool te bu ko naxul woon mun nañ fa fanaanaat ndax Lac de Guiers qualité mbër boobu la mais Boy Niang day attaqué te ci défenseur la gën a bonee boo dawee attaqué ko ba pare Boy Niang moo dàq xeex ci làmb loolu àdduna yëpp nangu na. si sa gis-gis. Boy Niang pour mu leer moo dàq bëre moo gën a féete xale moo ëpp doole mais xam nga lu ma koy wax combat boobu loolu gañewu ko. boo doon xool rek atu Lac de Guiers di xool atu Boy Niang ay magelu tofa lay doon. magelu tofa yow Boy Niang di xale Boy Niang bi muy dugg ci làmb boobu Lac de Guiers champion la ci làmb te Boy Niang bëreegul mu ngi bëre mbapat fii mook Ama Baldé comprendre nga te boobu Lac de Guiers ñu ngi koy tudd ci mbër yi ci kaw. Boy Niang ak Ama Baldé ñëpp gàcce ngaalaama lañ leen war a wax parce que ñoom bi ñuy nekk fii di mbapat ñooñu ñëpp ñu ngi upp làmb ñoom dañoo ñëw rampe daan seeni morom bañ jeex ba war a bëreek ñooñu kon tey ñooñu waruñ leen fee téye parce que ñoom dañoo war a yegg fi ñooñu yegg dem bëre jeeg Modou Lo ak Balla Gaye comme ñoom la yàlla yóbbu ci kaw comprendre nga kon combat bii nii li ma ko ciy wax man waxuma pour lu neex Boy Niang wala raayal ko ginnaawam combat bi du ma ko ci raayal ginnaawam du ma ko ci wax lu ko neex am na ngan di combat àdduna. yow moom moo dàq bëre
moo dàq xeex kon kay amul ngeen di combat ma pour man combat bi day oyof bu fekkee moom moo dàq bëri moo dàq xeex kon combat bi dama foog dafa war a oyof. waa léegi nit ki mun nga ko dàq bëri dàq ko xeex te loolu du jeexal làmb ji. lan moo koy war a jeexal. parce que làmb capital la gis nga tey. man xam nga ne làmb bu am rek làmb capital la. xanaa xamoon ne ma wax la benn affaire Lac de Guiers 2 moo ma raw ci làmb Modou Lo moo ma raw ci làmb mais gis nga tey bu ma doon génn fii waa Pikine ngem ba yóbbu ma ñëpp nekk sama ginnaaw ma ñëw rek taxaw pour def jom def fulla pour rek mu bañ ma daan waxuma pour man ma ñëw pour daan ko de pour rek Lac de Guiers moom bañ ma daan wala Modou Lo moom bañ ma daan mun nañ fanaan ci stade bi ndax am naa kàttan bi am naa bëri bi ci sama bopp te waa dëkk ànd nañoo ak man. mais xam nga problème bi lan la Modou Lo ci boppam def na fi match nul yaa may dégg Lac de Guiers ñaari yoon la fi def match nul ci li ma foog mais Lac de Guiers daan na fi ay champion bàyyi leen di wax naan day toog di li bëre dañ koy calculer bëre kenn du ko sor ko ndax ku nekk da nga am ñu lay xaar Boy Niang mii ngay wax du ñëw di asaaloo combat am bi loolu dafa leer nañ ko wax rek te dee. kon yow dafa mel ni yow dañuy waxtaan mais doo ma déglu. déglu woo ma parce que yow boo ma waxaatee ay asaaloo combat day mel ni déglu woo ma man waxuma la. non da nga ne combat bi combat capital la ma ne la fi mbër bu takk ngemb dem di yaawu jaal sax bu takkee ngembam taxaw di bëre capital la koy def yow tamit ndax lim ciy daj. waa léegi man lu ma la wax dama ni la combat bi Boy Niang moo ëpp doole moo dàq bëre moo gën a nekk xale waaye loolu jeexalul combat bi du loolu laa la wax. li tax ma wax la loolu jeexalul combat bi kon man foofu laay waxee mooy maanaam moom mënul dugg géejawaay daan fa 6 personnes ba pare ñëw def ci xelam ni damay jàpp Lac de Guiers rek joggi ko dem moo tax ma ni la même moom bu dàqee lépp loolu jeexalul bëre bi xam nga bëre bi lu koy jeexal lu ci Lac de Guiers bañul bu mu ko ci bañ maanaam bu mu ñëw ñu naan ko dalal ci kawam kii day xaar mu ñëw dal ci kawam Lac de Guiers kenn du dal ci kawamee noonu na ñëw taxaw jox bis bi lu mu laaj. suñu borom may ko ndam ñu ànd ñun ñëpp zibile ñibbi si. mais bu taxawee Lac de Guiers taxaw est-ce que amateurs yi dinañ kontaan. non Boy Niang du taxaw boo déggee taxaw maanaam mooy. na leer dañuy waxtaan rek. waaw boo déggee taxaw mooy maanaam moom warul ñëw di màmm ci kaw Lac de Guiers ni ko dama la fiy jëlee ndax làmb moom boo bëggee daan kee bëgg a daan da ngeen di ñëw daje bëre mais bu daje bëre amul daan mënu faa am te ñun dañoo bëgg Boy Niang jàpp Lac de Guiers daan ko waxuma la ci ay match nul wala ay avertissement wala ay dara. mu ñëw jàpp Lac de Guiers imposé ak moom bëreeg moom daan ko mais loolu calcul lay doon nekkul day ñëw saaxe Lac de Guiers nekkul dañ ko ni pour mu ñëw taxaw téye boppam. est-ce que xam nga ne question boobu dama koy dagg bàyyi la ak Abu bu Abu ñëwee leeral ko foofa toj Abu moom du la may ukkin bi ngay bëreeg naan di faal mayu ukkin da nga koo attaqué sañaxal ko. xoola Abu waroon nga indi alaaji Papa Dieng ak Bekaay Mbaye ñu toog Bekaay Mbaye toog nii Papa Dieng toog nii ñu may laaj. tontu rek laay def déggoo ma de tontu rek laay def pël man de billaay wallaay taalaay bu nit di wax sama écouteurs yi dama koy ibbi di capturer li ma war a tontu comprendre nga parce que xam nga lu tax dama nekk ak ay ñoom Saliou Mbuub ay ñoom Isma ñooñu ku nekk ak ñoom dégg di la jafe da nga war a rey sa bopp. waaw man joolaa la sama papa joolaa la sama yaay joolaa la mais nante yi ñoo ma ëmb man su ma defee erreur ci communication 5 minutes dañ may woo ni ma li nga wax du yoon tegoo ko fenn te loolu mooy dimbali xale bu juumee am ñu ko gàggante te man damay nangu su ma waxee erreur boo ma nee lii waroo ko wax wala lii dama naan la kon maa ko def mais gaan bi ma koy wax lii a taxoon mu jeex. waaw léegi nag dañuy ñëw si yow da ngay fexe nag sa manager xaw ma jéem a contacter promoteurs yi wala promoteurs yi jéem leen contacter nga bëriwaat ndax Nandi Fall mi taxul nga fël bu baax foog nga prouvé waat nga génne waat sa bopp sook gi gën a mën a fës nga doon gaynde Pikine. li nga wax dëgg la dama la koy nangul xam nga lu tax ma la koy nangul su ma neexoon xola ginnaaw suba nga gisaat ma bëre ci làmb parce que mbër yi bëgg a bëreeg Sokh du jeex. kan nga zible mooy Lac Rose. c'est que Lac Rose banaa ko fi xam nga lu tax. moo tax. gars yi dañoo ni Lac Rose dafa tawat di ko ñaanal nag wér gu yaram. wér na. Lac Rose bu wéree. wér na. champion la de bëgg naa bëreeg moom. te bi ma bëree 3 combat ci làmb laa toog ak Bekaay Mbaye ma ne ko mbër bi ma gën a bëgg a bëreel ci làmb Lac Rose la xam nga lu tax Lac Rose damaa nekk booy bëreeguma sax boobu taluma sax làmb
Lac Rose toog ci télé bi ni daan muusu Pikine moo ko gënal daan mbër bu dëkk feneen billaahi wallaahi yàlla dogal ma dugg ci làmb daanaat ni nañ ma jox Lac Rose Bécaye Mbaye ni ma déedéet loolu bu la ko dara jaral ma ni ko père mu ne ma naam ma ni ko bëreeg Lac Rose moo ma gënal bëreeg mbër mu ne ci làmb ndax dafa loolu mu wax ni daan muusu Pikine moo ko gënal daan roi des arènes. lan moo taxoon mu wax loolu. parce que xam na li tax mu wax loolu. Pikine fii dafa bëri ay champion te boo daanee mbëru Pikine ñëpp dañuy xam ne daan nga ndaanaan ndax fii dafa bëri ay champion te xale bu fi juddu gëm sa bopp gars yi dañ lay dimbali teg la loxo nga dem. yow xam nga ne da ngaa war a daan ay champion pour génn yow xam nga loolu. man ba ma bëree ci kalaaf bi daanu ñetti yoon ñi ma dëkkal ak ñëpp a ngi nii toog duñ ma bàyyi ma fenn fii laa toog waat ci Seydina Mouhamed ni leen tey laa gën a gëm sama nekk champion ci làmb te si kàttanu yàlla su ma yàlla mayee wér ak gudd fan billaahi wallaahi taalaay fu mbër teg tànkam ci làmb dinaa fa teg sama tànk bi ci sama ñaari defet yi ma toog di dégg lu nekk. léegi ma ñëw ak yow ci li nga wax noonu mooy ñaari defet yi sénégalais yi laay wax ak fans yi tey mbër day daanu ñaari yoon wala mbër daanu ñaari yoon fekk mbër da doon daanu di leen bégal ñuy kontaan mais mbër bu daanoo ñaari yoon rek ñu commencé di la xarab di la wax tàppet nga loolu naka nga ko gisee parce que mbër yi ñu ko fii wax bëri na. kon du man kese. dafa bëri wa. nga xam ni kon làmb moo bindoo noonu mais parfois doomu aadama bi yàlla da koy dimbali xam nga li tax yàlla di ko dimbali mooy nit bu la yàlla xasee def taalibe Serigne Touba muñ nga war a njëkk a jàng ci àdduna barki Serigne Saliou man ñi ma xam dëgg xam nañ ni man sama rongoñ ci làmb ñi ko fi gis bariwul maanaam soq bëre daanu siisu jooy bay xëxët dañ naan bañkat moo koy def mais bañkat du def loolu bañkat day jooyu xol comprendre nga dama bëre daan mobile ñëpp bég ma dugg Pikine di toj ñëpp naan champion la mooy jël kalaaf bi ma ñëw di bëreeg doomu dàngu ñëpp ni ma xeexkat la song ko bëreeg moom bu la bëggee dóor dawal doomu dàngu ñëw ma duma ko ba muy miir taxaw ma war ko jàpp daan ko di jaay soxor mu dóor ma coup perdu ma daanu ma jug fëggatu tàccu sol sama yëre ñëpp di diree ko ñi ma àndal ku nekk di jooy maa leen doon yëkkati parce que man xam naa li ma daan du sama ñàkk jom du sama yaafus parce que doomu dàngu mu ko dóoree mu kaaw su ma ko jàpp su ma dawoon song ko fu nu ma neex laa koy daanee même bu kaawul sax doomu dàngu suñu jàppooyee su ma ko bëggee daan dama koy daan facilement comprendre nga mais dama jàpp ni bis la woon boo xam ne dama ko war a ñàkk comprendre nga ma ñibbisi toog jàpp sama ñaambur di entraîner ñëw bëreeg Ramdaan. waaw di gërëm kenn ci man nag muy sama jigéen Ramata kooku moom Pikine gépp xulloo na ak ñoom ndax Sokh kooku daj na ci man lu nekk kooku du ma koy gërëm nii sax day mel ni du dëgg ndax nit ñi xam nañ sama diggante ak moom di gërëm borom défense nag ci am teranga suma xarit la sama lépp kooku lu ne lay daj ci man lu ne lay def ci man comprendre nga di gërëm suma famille samay rakk ñoom Assu Mariane Aysa Paap ñoom Ayda ñoom Mam Binta ñooñu ñoo njëkk di sonn ci Sokh suba ak ngoon guddeeg bëccëg xam nga seen yaay di leen bàyyi ñuy dem esat di sant waa ginnaaw raay nag waa ginnaaw raay gépp laay sant surtout waa ASC ginnaaw raay waa ASC ginnaaw raay man Sokh dama leen di sant di leen gërëm bu baax a baax comprendre nga di gërëm mafia Sokh bi ñi si nekk ñëpp di gërëm nag sama soxna maa ngi koy sant di ko gërëm di nit ku sonn ci man nit ku dégg ci man lu nekk nit ku bàyyi ay yitteem bàyyi lépp luy àdduna bàyyi lépp luy jamono ngir benn jëmm muy Sokh sama avancement dong moo ko ñor leneen ñoru ko bañ na ko bu ku mu xulool rek maanaam da nga am noo mel ci Sokh moo tax mu xuloog yow ku mu jàpp te xamul nu mu lay def rek Sokh ko waral moom ku ma bëgg da lay bëgg ba aj la foo xam ne tey yow da ngay yaakaar ni mooy lool day dem ba day fàtte boppam sax ndax jëmm ji te xale la nekk ak mbër dafa métti muy sonn guddeeg bëccëg lu mu yor ci man la koy def toog barki Seydina Mouhamed lu ma xewle wala lu am mooy njëkk a génnee li mu am ak lu mu amul lépp def ko ci ba keneen fekk si ko si samay combat lu ne la ciy daj bu dul sama làmb lu ne lay daj sama jëmm comprendre nga kooku dama koy ñaanal di ñaanal famille Dioufène sama papa Bouré Diouf maa ngi koy ñaanal ay ñoom Ahmed Diouf ñoom Omar Diouf Maye Diouf Nabou Diouf
Ibrahima Diouf sant nga ñëpp comprendre nga demal ci. ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm comprendre nga ci occasion yi lañ mën a xam doo dimbale kii. kan Pawlish ñii groupe bi xam nga non Demba Diaga dama koy ñaanal te li ma koy ñaanal du lenn mooy lu dul sax sama combat Zemi jàpp ko xooj ko ci ndox génnee ko parce que heure bu ko Zemi tegee coono yàlla fay ma coono boobu ma am ndam ci digg géew sama combat yi ko Zemi duma yëpp dama am ndam yàlla nañ lay duma Demba yàlla nañ lay duma ci bari. Pawlish non Pawlish dinaa ko sant gërëm ko xam nga lu tax Pawlish dëkk na ak man ay at bàyyi kër yaayam bàyyi kër papaam di fanaan ak man guddi di fanaan ak man bëccëg. Pawlish a ngi jooy. sama xarit la suul nag. musul jooy kooku moom mooy loolu kooku. ma nga ne. suul waaw. saf-sap moo ko waral nag xam nga suul moom dara du ci manqué kaa nekk lépp a ngi ci biir suul ne lépp xam nga moom jàmbaar la quoi di ñaanal moo bu ndaw moo bu zoro sama boy la sonn na ci man mook talaa ñaari boy yooyu es ak gaynde sama mafia parce que dama am mafia comprendre nga booy dañuy sonn ci man guddeeg man aw ma ay millionnaire aw ma ay milliardaire man ñii laa gis ñoo xam ne tey ñooy sonn ci man tey bugguma tudd kii bu ma leen tuddul sax kenn du ne mbër kii la tudd. fu mu toll nii ñetti kii nga fi kii nii ñetti kaye 200 pages. pël yow ma lay ñaanal di la ñaanal yàlla kii bii nii lii bii ngay def nii site internet bi Sunugal 24 bi dem ba nekk télévision bu mag fii ci Sénégal dem ba jur leneen ak leneen di la ñaanal gudd fan di ko ñaanal caméraman yi Baye Fall yi di ñaan ye Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg te ku ci taril ñu benn saar. ku ci nekk. taril ñu benn saar. ku ci nekk. waa jàmm la. ku ci nekk laaw. waaw ku ci nekk yégalee ko saar bi ñu tëjee ko. ku ci nekk ak yooyu yëpp tari la di da ngay déglu rek ku ci nekk heure boo xëyee ku ci nekk heure boo xëyee ak tarixa boo mun a bokk del wax jërëjëf Serigne Touba ndax du ci yàq dara. Serigne Touba Mbacke dama ne nga taril ñu benn saar. wasalaam wasalaam tëjal. nee na du tari lii faa ma lijjanti ko nee na du tari abu yaa dégg lool boo toogee nga tariloo ko maa ngi jaajëfal ñëpp di kontaan ñëpp tey na wax ji du bëri di jaajëfal Njaga Kolobaan sama xarit sama góor kenn du moom Njaga borom marché Gambie di jaajëfal Libaas sama caméraman bu ñaawal bi di jaajëfal Abu borom Elmo TV soo ko yu ñu lay ñaanal jàmm di la ñaanal tamit yàlla may la combat ñu dugg ci koor gi ci jàmm ak salaam génnaat ci jàmm ak salaam lamb bi commencé ubbiwaat nee naa leen man ak mbëri ñoo far loolu yàlla def na ko kenn mënu ci dara ba beneen